l'Union africaine parce que d'abord montrer jàngeen jëf ñu dellu siwaat seen émission li ci réew mi fas yéene waxtaanee le vécu quotidien sénégalais mu di dund ak nekkinu askan wi ndax ñu bari ci askan wi ci barab yi yëngu yu ci bari dafa am ay jafe-jafe gouvernement bu yees am na mu di Macky 2 gouvernement bu njëkk ñu taxawal ko ana lan moo fas yéene doon seen liggéey ci suqali askan wi waaye fexe itam ba li ñu jàpp ne moo ayibal nekkinu askan wi ñu daal di ci taxaw ponk bi ak yu ne mel ngir waxtaanee ko daañu ci ànd ak Mamadou Kane bokk ci ñi nga xamante ni terre bi dafa jaar ca seen i place jaar itam ca seen i kër muy les impactés te ba fii du benn dërëm boo nga xamante ni jot nañu ko Mamadou Kane ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum. Kairos ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Sen TV ñëpp. Cheikh Mbacké Mbow moom nag opérateur économique la am ak kuréel goo xamante ne dañ ci bokk di yëngu ci wàllu oto ak yeneen yu ne mel am na nag lu ay bëri seen nekkin Cheikh Mbacké ñu ngi lay nuyu. Monsieur Ndiaye Dos ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di nuyu képp ku fi toog. Malick Gueye IREM nag di ab mouvement bu Alioune Badara jiite ngeen bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci APR di ko jàppale ci liggéey bi fële ca Koungheul Malick Gueye ñu ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sen TV di nuyu ñu ma bokkal plateau di rafetlu seen toogaay bu baax. laaj bu njëkk bi sax yow lañ koy jagleel gouvernement président Macky Sall bi fi taxawal yéen waa Koungheul xanaa kontaan ngeen ci ndax am ngeen ci benn ministre. waa Ndiaye maa ngi rafetlu laaj bu njëkk bi gouvernement Macky Sall bi dëgg la waa Koungheul am nañ si mais kontaanu si. lu tax kontaanu leen ci. parce que lu tax kontaanu mais maire dëkk ba. liggéey président Macky Sall gagné. ñu jël ko def ko ministre yéen ngeen di kontaanu leen. non kontaan nañ si nomination bi ñu am mais d'ailleurs sunu liggéey bu fekkoonte ne président li mu waxoon. daf ko respecté ne ku gagné ñu jox la cër bu méngoon la nga gagné Koungheul mënul bokk ci 45 départements yi Koungheul bokk ci 5 premiers yi région de Kaffrine bokk ci 4 premiers yi ci Sénégal ci 14 de région nga jox ñi ay secrétaire d'État joxoo ñu portefeuille ministre wala 2 portefeuille loolu looloo tax ma ne la kontaan ci mais doomu Koungheul lañ nommé maire Koungheul lañ nommé kontaan nañ ci parce que mérito na ko mais tey buñ ñu fayoon sunu liggéey ak liñ fi ñu taxaw président de la République ak lieutenant yi nekk foofu yaakaar naa ne mérito nañ lu ëpp lim ñu jox. loolu tax ma wax la loolu. voilà Malick Cheikh Mbacké. dañuy ñëw directement yéen seen problème. waaw seen problème lan la yéen. waaye ñu de suñu problème dafa nekk problème boo xam ni ça fait depuis juróomi at a ngi nii bi Bolloré jëlee port ba léegi mun nañ ko wax dafa ni nag saa su ne rek. day gën a aggravé wu situation bi day gën a aggravé wu ndax ñun ñuy indi oto di indi yeneen marchandise di indi ay conteneurs chaque jour dañuy teg taxe yoo xam ne duñ ko teg fenn yoo xam ne kenn mënu ko justifier unilatéralement la ñuy xëy rek ni lii yokku nañ ko sans autant ñu prévenir ñu mais bi ci gën a metti nag mooy oto yi nga xam ni bu njëkk dañ la mayoon 1 mois boo ñëwee wàcce say oto 1 mois mujj gi ñu wàcce ko ba 15 jours mujj gi ñu def ko ba 10 jours léegi ci biir 10 jours yi sax duñ xaar 10 jours yi mat mais oto bi mun na wàcc 3 jours après rek ñu yóbbu ko jam ñaajo bu doon buñ ko yóbboo jam ñaajo ñu ngay génne sa oto xam nga normalement ñoom ñoo war a indiwaat oto bi mais non duñu ko indiwaat yow dañuy bàyyi yow yaay def say pexe ak say charge lépp boo demee jam ñaajo aussi dafa am leneen loo fay te normalement ñoom oto bi fay nga li nga waroon a fay yëpp ñoom ñoo la ko waroon indiwaatal ba port jébbal la ko. mais kon yéen dépense supplémentaire yooyu moom moo leen naqari. dépense supplémentaire yooyu moo ñu naqari te loolu bi Vincent Bolloré jëlee port ba léegi ci la action yi di gën a aggravé wu. waaw kon dafa mel ni doxandéem bi moo ëpp doole quelque part Sénégalais bi nga xamante ni day yeewoo ci réew mi di investir bëgg a dugal loxoom ci lu suqali Sénégal. waaw boo xoolee tey am na loo xam ne ñoom sañuñ ko def seen réew. ndax ku mel ni man xam naa ci dara yaa ngi dégg bu ma la nee maa ngi double nationalité française ak bu Sénégal kon te dinaa yëngu ci wàllu politique bi en France. xam naa tuuti am na yenn maire yu ma jot a jox lanteel fii sax. ñoo xam ni muy maire Diass bi Daaru Salaam ak ñeneen ñoo xam ni mun naa leen tudd fii. te tey bu ñu seetaanee dinañ xam li may wax bu baax a baax a baax.
mu nekk ni bu fekkoon sax taxi yi dañ koo teg ci yoon wala loo xam ni doomu réew mi ñoo koy jëfandikoo loolu sax da nga ni bàyyil ma bàyyi mu jàll. waaye loo xam ni dañ koy buub di ko yóbbu France ci loo xam tegul ci yoon lu tegu ci yoon nit mën na ko. voilà léegi xam naa dinañ ñaari laaj bi dinañ ñëw ci yow ci multinationales yi nga xamante ne dugg nañ ci biir réew mi fees fi dell. te mu jural jafe-jafe askanuk Sénégal. yéen TER bi ministre bi fi nekkoon di Abdou Ndéné Sall wax na ni fay nañu leen deseluñ leen benn dërëm donc lan moo waral seen coow. loolu moom bu ko waxee day wax nii rek parce que man mii ci laa bokk ci ñi am place laa bokk lii lépp ay dossier la yoo xamante ni fayaguñ ci kenn. dossier yëpp fayaguñ ci kenn. dossier yi bëri na de. fayuñ ci kenn li muy bëri am na li des moo ëpp. waaw parce que ñoom dañoo délai bi ñu joxoon dañoo avant ñoo toj seen place kenn ku ne dinañ la ndàmp li ñu la war a jox nga déplacer say bagages loolu lañ tuddee ndàmpaay. waaye fayuñu te ndàmpaay boobu jotuñ ci. malgré ñu màggal bi màggal gi desee une semaine ñu ne dañu toj place yi ñun leen ñun mënuñoo toj suñuy place te màggal Touba ñëw ñu ni ku màggal yi mardi su la fekkul sa place toj nañ ko mardi googu effectivement ni ñu ko waxee noonu lañ tojee place yi joxuñ ñu dara. ak la nekkoon ci biir. ak waaw li nekkoon ci ñun ñëw am na ñoo xam dañoo dagg seen màggal daw ñëw génn bagage yi su fekkoonte ni maanaam dawoo ñëw génn sa bagage da nga koy ñàkk biñ ñuy toj lu ñu waxoon balaa ñoo toj kenn place am dinañ la jox sa ndàmpaay li da nga ci jël say bagage yóbbu ko ci biir camp bi loolu mooy ndàmpaay waaye fay sax defuñ ñu ko ñun te ndàmpaay li ci biir dafa am ay ñii dañ lay jox lii ñii dañ lay jox 500000. ki ñu jox la 400000 ki ñu jox la 200000 ñoo xamante ni 40 ans ña nga fa yor seen place yor seen sutura di ci dundal seen i njaboot man ba ma fay ñëw ña ma fa fekk man nañ ma papa. ok ba tey jii nii jotaguñ dërëm te paa bu nit koo xam ne nii place am ci la yoree këram yore ci njabootam am fa la war a mat 40 ans nga ñëw benn jour ni ko léegi damay toj place bi mun la waaw d'accord naa toj ko. léegi nga digaale moom ay këyit ni ko bala ma koy toj dinaa la jox ndàmpaay li ma lay jox nangam la ba ñun li ñu jox tuuti na waaye nañ ñu ko jox depuis boobu léegi ëpp na 6 mois bañ tojee place léegi ëpp na 6 mois liggéeyatuñ fañ ñu jox ci biir camp bi baaxul amut courant amut buntu te préfet dañu woon képp kuñ jox cantine soo defaree sa buntu ba pare dinañ la remboursé wuñ la amut courant ñu ñoo def suñu demande courant defar suñuy bunt ba tey jii nii jotaguñ dara boobu ba léegi chaque fois manifestation bu njëkk a def ci digg raay bi lañ ko def man mii ci ñu ko jiite laa bokk biñ ñëwee taxaw préfet daal di ñëw daal taal oto ñëw ba egsi daal ni ñun man préfet yoruma xaalis bu ma leen jox waaye APEX bi nga xam ne ñoo yor seg yi dinaa leen woo mu woo waa APEX suñu kanam waa APEX ni ko balaa la 15 képp ku nekk Caaroy sax. le 15 ban jot le 15 boobu boobaa léegi am na 4 mois. biñ koy doog a toj rek. le 15 boobaa léegi am na 4 mois yoo xam ne ni kenn jotagul dara bi préfet waxee loolu bi ñu defaatee manifestation bi préfet bi mu ñëwaatee dafa jël ñaar ci ñun daal ni waa APEX nee nañ seg yi mi ngi APEX jël ñaar ci ñun ñu dem ba àgg foofu ñu ne 400 seg génn na 400 seg yi waa Caaroy amul 5 personnes yoo xam ne ni fayeeku nañ ci te loo xam ne mën nañ 400 personnes kenn koo xamante ni maanaam. voilà léegi dinañ ñëwaat ak yow léegi mais Cheikh Mbacké dañu gis ne multinationales yi dañu tàmbalee di bari ci biir réew mi ñu ngi dugg bu baax a baax ci Sénégal mu mel ni gouvernement bu Sénégal étranger yi lañu gën a fullaal que main d'œuvre locale bi est-ce que volonté politique bu développement à partir du Sénégal jëmee ko ci Sénégal yi gis nga ni gouvernement bi am na ko. waaw man nag très sincèrement moom gisuma ko par rapport ak parce que économie bu doxoon nu mu war a doxee yaakaar naa ni askan wi danañ ci mën a gis seen bopp te boo duggee ci biir askan wi da ngay dégg ñu naan la dëkk bi doxul maanaam multinationales yi am na loo xam ni bu fekkee ni tey xaalis bi ay nationaux ñoo ko yoroon maanaam ñi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi ñu leen di wax les entrepreneurs ñu ngànkoon économie bi kon tey bu boobaa xaalis bi day desaat ci biir dëkk bi mais bu fekkee dañoo dooleel les multinationales ñoom xaalis bi après dañ koy jël yóbbu seeni réew te bu boobaa li war a ñi ci war a gis seen bopp population bi la base population en fait ñoom duñ ci mën a gis seen bopp donc du coup gouvernement pour man
il est temps mu changer politique bi sa politique économique pour man parce que bu fekkee ni tey da nga jaar ci péage bi ci mbiru téléphone bi pour ne citer que ces deux là pour ne pas faire la publicité ñooñu tey boo xoolee puissance étrangère yi ñoom ñoo gën a ŋànk li nga xam ne moo gën a dox ci dëkk bi bàyyi doomu dëkk bi nous n'avons rien contre eux mais quand même boo demee ci réewu tubaab yi képp bépp ak koo munti doon ngay ñëw di investir Maroc gii rek boo ñëwee di investir Mohamed VI daf la naan da ngay lëkkaloog ak ku dëkk ci dëkk bi te dafa am somme yoo xam ne aussi amoo droit di ko fi génne annuellement donc du coup loolu tey bokk na ci li gën a maanaam tënk xam nu ma koy waxee jatang suñu entrepreneur yi ba ñu tax fi ne nii mënatuñ lu bari lañ mënoon jamono mënatuñ ko donc pour man politique bi gouvernement bi du sa politique économique nekkul loo xam ni lu tegagum ci yoon la ci sama xalaat waaw. ok voilà Malick ndax yaakaar nga ni ci vécu quotidien sénégalais muy dund ak nekkinu askan wi bu ñu jëlee misaal ca Koungheul ndax yaakaar nga ni jafe-jafe yi nga xamante ni yenn ci ay goxaat ñu ngi koy am foofu PUDC bi ñu ngi koy wax am na dëkk yoo xamante ni am nañu ndox mais mënuñu koo jëfandikoo ni mu waree am na ñoo xamante ni courant bi am na ci dëkk yu mu yegg am na ci dëkk yu mu yeggul ca département bu Koungheul mu mel ni dafa am politique à double vitesse boo nga xamante ni dafa am foofile ñi ànd ak par exemple mën naa ko wax ñi nekk APR ak ñeneen ñi nekkul APR mu mel ni dafa am gënale goo nga xamante ni am na ci sa gis-gis ndax yaakaar nga ni loolu bokk na ci lu mën a jëmale am réew kanam. waaw loolu presque mun nañu wax ne département Koungheul commune yëpp APR lañ mais ci doxalin bi APR dafa bëri affaire day yaama neex parce que parfois li may dégg ci journaux yi ba si tey sax maa ngi koy dégg ci revue de presse bi ñi wax naan affaire bi affaire de mbokk la quoi affaire de nett ko bandu parce que dafa bëri foofu moo tardé réew mi parce que li kii wax nii dafa am solo parce que ñi nga xam ne nii tey ñi ngi dox si développement dëkk wala développement commune kooku état daf ko war a jàppale donte la yow privé nga mais sénégalais nga daf la war a jàppale mais duñ la jàppale parce que toujours damay dégg ci PUDC bi ay OFOR parce que forage bu xamante ni tey OFOR nga koy dénk nekkul sénégalais nga dénk ko benn étranger bu xam ne mu ñëw au lieu que PUDC bi ñëw yombalal nit ñi seen dundin mais mu ñëw yokkal nit ñi seen jafe-jafe parce que boo jëlee di taxi baadoloo bi nga xam ne da doon wëgg ci teen ba pour que ne goj bu mu dem rootee ci teen bi sax mënu ko am tey nga ñëw indil ko ay taxi ci forage boo ko indil yaakaar naa ne day xaw a métti ci moom parce que loolu moo tax ñun en tant que ndaw ñu volonté wu dugg ci département Koungheul ànd ak Aline Badara Ly mu nekk lieutenant boo xamante ni dara ñoru ko lu dul développement département Koungheul ak commune yi parce que gis na ne peut-être par rapport li Macky Sall def depuis 2012 ba léegi mu ngi liggéey. mais est-ce que yéen seen ànd ak président Macky Sall am na njariñ gis nañu ni 2014 liggéey bi ngeen def non depuis 2012 liggéey bi ngeen fa def 2014 liggéey bi ngeen fa def coow yi nga xamante ni day faral di am entre les leaders politiques yu nekk foofu médiation bi nga xamante ni Alioune Badara def na ko ci mais ba tey yéen a ngi jooy est-ce que le président Macky Sall est regardant par rapport ak liggéey bi nga xamante ni seen leader bu IREM di Alioune Badara mu ngi koy def foofu waaw parce que mun nañ ko jàppee ne fàttewuñu mais itam mun nañ bañ a yàkkamti parce que sama émission ak yow waxoon naa la ne la ñun li ñu ñor mooy fexe génne askanu département Koungheul ci jafe-jafe yi ñu nekk ci nan lañ koy génnee duñ ko xaar ci président de la république dañ koy def ak suñu propre moyen ba récupérer li nga xam ne mooy commune Koungheul ak département bi bu boobaa neex na xat président Macky Sall dinañu jox cër dinañu bàyyi xel te jàpp nañ ne sax jox nañu cër te mu ngi ñuy bàyyi xel mais nag dañoo yàkkamte xam nga sénégalais yi dañoo yàkkamti seen kii parce que gis nañ ne ñu ngi def gouvernement bi te Aline Badara Ly dafa nekk lieutenant boo xamante tey boo doon wër Sénégal ba mu daj Macky Sall amul bu mel noonu parce que parrainage boo ci demee nga joxe ci parrainage 11 000 et quelques signatures ministres yi sax joxe wuñ ko nga ñëw ci élection présidentielle nga jël 6 communes bu ne nga jox ko oto ak ay moyens na leen liggéeyal leen président de la République directeurs généraux yi ne fa ak ministre conseil yi ne foofu defuñ loolu kon bu ñu jàppee ci loolu wala bu ñu xoolee ci loolu mun nañ yàkkamti suñ nomination wala mun nañ yàkkamti leneen mais ñi ngi toog di xaar président di ko déglu parce que mooy kilifa mais jàpp nañ ne ñun lii defar département Koungheul ñoo koy liggéey duñ si xaar président de la République te Aline Badara Ly mu ngi ci looloo taxoon mu engagé wu pour génne Koungheul ci situation bi mu nekk en tout cas
président na xoolaat ay bëtam parce que comme secteur bi kii wax nii dafa am solo mooy que ne nga taxawu ñi nga xamante ay doomu sénégalais lañ dem uti seen alal bitim réew ñëw taxaw ko wala ubbi seen i entreprise au lieu que nga dooleel leen ngay dooleel ay jàmbur loolu. mais est-ce que loolu du benn manque d'organisation boo xamante ni dafa am maa ngi ñëw ci Mamadou Kane ci ñi nga xamante ne ay commerçants lañu ñi nga xamante ne ay opérateurs économiques lañu parce que dañu gis ne am na lu bari lu ñu fi doon wax mais du mujjee fenn Auchan taxaw na fi Exclusive taxaw na fi Carrefour mi ngi ñëw mais dañuy bàyyi ba ñu ñëw sunu commerçants yi sunu opérateurs économiques yi soog a commencé di wax. est-ce que nekkul ñoom dañu war a boole seen doole créer benn affaire ba pare moo gën ñu toog rek di wax naan ñu ngi ubbil doxandéem yi alors que sénégalais yi ñu ngi fi. waaw parce que li gars yi wax sooy xool ñun ñëpp parce que ñoo bokk jàngoro ñun bi ñu ñëwee ni dañuy toj suñu président bi nga xamante ni moo fa nekk dara ñu ginnaaw ñoom nee nañ dinañ ñu fay heure telle léegi moom léegi d'accord nañu ci toj bi nañ toj place yi waaye biñ d'accordee moom mu daan ni ñu président bi daan ni ñu nañ leen dem ñun ñëpp nañ leen dem wuy ji APIX bi ñu demee APIX joxuñ ñu sommation sax ñun joxuñ ñu benn sommation ni teel a sàngat di ngeen génn wala doo leen génn dañoo ñëw rek benn jour rek dajale ñu ñun ñëpp recensé toj ñu daan ne waaw ok baax na mu daan ni ñu seeni bagage man maa wut camion bu ko yëpp yóbbu ko ñu toog di xaar ba tey gisuñu dara. kamal ma waxoon loolu. ki nekk directeur APIX bi nekk fii. Mountaga Ly waaw. mu ni Mountaga Ly mooy ku mag yi waaw dinaa roj seen bagage yëpp yóbbu ko gisuñ dara mu daal ni waa caaro yi seeni sec du am 15 jours yooyu yëpp dinañ ko génne ba tey jii nii may wax ak yow ñu toog di xaar gisuñ dara ñoom damaa yaakaar ni Macky Sall mi nga xam ne nii mooy njiitu réew ñun ñëpp moo ñu bokk ilif problème bi nekk ci terre bi xamul réel problème ban problème moo fa nekk parce que su fekkoonte ni xam na ko 6 mois yi ñu nekkee ñun dina ci wut solution bu yàgg 6 mois yi ñuy dund ñun koor gaa ngi nii di ñëw ku jóge ci màggal koo xam ne dafa jóge ci màggal nga toj palaasam mu toog di xaar ba nga xam ne koor gaa ngi nii di ñëw 6 mois ñu toog koy galère heure bu la waa APIX waxee lañ la wax du am su la waxee heure tel dinañ leen virer seen xaalis lañ la wax dara doo ko ci gis ñoom dafa mel da ngay am na benn dem nañ ba APIX bu dekk Dakar waaye ni ñu seg yi pare na virement moo amagul boobaa léegi ban na 3 mois suñ nee la seg yi ñu ngi ci APIX bu nekk Petit Mbao Fass Mbao soo fa demee ñu daal ne la seg bi génnagul léegi yow doo xam fan nga jëm te Macky Sall nee na génne na xaalis pour ñu fay ñu waaye fay bi sax war nañoo laajte est-ce que li Macky Sall wax ñu fay ñu ko loolu la ñu fay. voilà parce que ñoom li ñu jox du dara. du dara mais Cheikh Mbacké problème bi benn la ah bu ñu xoolee lépp dafa nekk ci dund ak nekkinu askan wi moo tax ñu dajale leen fii yéen ñetti ngir mën a waxtaanee ku ci nekk jafe-jafeem mu laal benn pàcc ci dundu askan wi ñu gis ne woto yi dañu koy dugal mais est-ce que yéen am ngeen benn organisation boo nga xamante ni yéen ci seen biir yéen a ngi ci di xàccandoo di dóorandoo ngir mën a jàkkaarloo ak Bolloré bi nga xamante ni dafa bëgg a delloosi nooteel ak mbuumuk njaam. waaw xam nga loolu mooy problème bu africain rek parce que déjà man ci suba rek maa ngi woon ak ay sëriñ yoo xam ne ay mbàkke lañ yoo xam ne dañuy indi oto ñoom it samay xarit lañ ba ma demee di recueillir seeni avis par rapport ak li nga xam ne jafe-jafe yi ñuy jànkonteel mais le seul bémol mooy kenn nanguwut a wax parce que ngay foog ni boo waxee rek day am luy dal sa kaw wala boo waxee rek boo duggee ci benn bureau dañ lay koñe warul demee noonu dans un état de droit warul demee noonu parce que mooy li may wax toujours rek tubaab yi li ñu ñemewut a def seen réew moom lañ ñëw fii di def suñum réew te su ma la ko waxee rek am na fu ma ko teg déjà lui il a été ami moom mettre nañ ko en examen boo xoolee Guinée. am na ay njombe yu mu fa def en France dañ ko mettre en examen donc ñun manque d'organisation ci lépp mooy suñu problème tey yaa ngi wax sànq mbirum Auchan ma xuus foofu tuuti su nekkoon ni dañu am dañu lëkkaloo ñun suñu biir am kuréel yu dëgër mais sous la houlette du gouvernement parce que tey comme li ma la wax rek au préalable tubaab bu fi dugg si même ñun suñu organisé wul état moo ñu war a organiser s'ajoute encore moom moo war a exiger partenaire bi ñëw ni ko par force da ngay liggéey ak sama doomu réew non seulement dina am expérience
mais ça ajoute encore économie bi dina des ci réew mi ñaareel bi dividende yi suñ ko diviser au lieu que tubaab bi di jël lépp di yóbbu daa am luy des fii donc du coup ñun suñ manque d'organisation moo ñu jural lu bëree bëri ci li ngay wax soo ko loolu dama la koy nangul bu baax a baax a baax. sauf que nag ñun ci suñu biir en général soit kii du wóolu moromam wala mooy li ma la wax rek. soit mais indi oto yi tamit amul benn réglementation boo xamante ne am na ci da ngay gis benn moodu buy ñëw dawal oto indi ko buy dellu di ko jaayaat loolu amul benn professionnalisme boo nga xamante ne am na ci yéen yi nga xamante ne da ngeen ko def liggéey mu nekk seen sacerdoce est-ce que jël ngeen les devants ba nga xamante ni képp kuy dawal oto indi ko bu koy jaay mu mën ko awale ci yéen pour yenn tracasseries yi ak yenn jafe-jafe yi ngeen di wax nii mu jógee ci Bolloré mën a daj. waaw loolu ñu ngi bëgg a def benn kuréel boo xam ni pour loolu la parce que moodu biy dawal aussi boo xamee Europe bu baax a baax a baax a baax da ngay xam ni moodu biy dawal aussi dafay liggéey dajale économie am toute une année def ci ay bagages am lii mu war a yaakaar ci oto boobu bu ñëwee pour jaay ko soit mu def ci vacances am soit moo xam mais bu ñëwee daal oto bi lim ci séntu mooy bu ci defee vacances ba pare jaay ko. teral ci njabootam wala mu ñëw jël bagage yi jaay ko man cee def li mu soxla daal en clair li nga wax noonu dafa am ci par rapport ak moodu yi nga xam dañuy ñëw dawal oto may li ma wax rek manque d'organisation mu ngi ci kaw la parce que tey koo ni sëñ bi kaay signé pétition bii nii daf naan mais ça ne sert à rien parce que gouvernement bi du leen teree def lu ñuy def tant que ñu ngi continuer di def nag loolu naan gouvernement bi du ko teree levi su ma signé ma ñàkk a signé parce que ce matin j'ai vu pas mal d'importateurs de voitures bi ma leen waxee ni leen est-ce que vous êtes d'accord ndax ñu dem ñu enregistré ñu benn émission boo xam ni dañuy wax suñu jafe-jafe par rapport ak Bolloré natt yi ñuy teg dala naan non sëñ bi lii boo ci duggee du aboutir mais bu ñëpp toogee croiser les bras finalement affaire bi du dem affaire bi du dem dama la koy nangul suñu manque d'organisation la ak suñu manque de cohérence ci yenn yi waaw voilà manque d'organisation ak manque de cohérence boobee moom moo leen dal yéen waa Koungheul ba chaque fois nga gis ni kii day ànd ak kii ñu naan ba ci kanam kële tàggaliko ak kii ànd ak keneen bon on ne sait pas qui est qui foofu est-ce que quelque part loolu itam bokkul ni yéen politiciens li ngeen di doxalee mooy reflété wu ci ni si askan wi di doxee ba yenn problème yi ñu koy daj seen wàllu liggéey. waaw non xam nga politicien moom dañuy jàpp ne rek lu mu wax rek mun na xëy changer ko mais dafa am na si ay nit ñu xam ne doxewuñ noonu parce que man doxewuma noonu. man képp ku may àndal ci département Koungheul. waxuma yow rek waa Koungheul yëpp. waaw waa Koungheul yëpp dama lay wan ne la waa Koungheul yëpp parce que ñoom ñoo xam seen doxalin. parce que wóoluwante wuñ comme li kii wax ñoom ñoo bokk di liggéeyal président de la république ne intérêt askan wi moo leen ñor mais dañuy wax rek ku ci nekk sa intérêt bopp moo la ñor parce que ñoom bu ñu doon àndoon nekk benn xam ne Koungheul moo leen ñor président dina leen gën a jox cër mais tey ku ci nekk yaa ngi yéene sa morom. lu naka su dul noonu parce que kenn wóoluwu ci ànd ak sa morom 100% dem na ba si comité électoral bi passé ñaari comité moo am ñii xaaj def nii directeurs généraux yeeg yeneen gars yi Mayacine mi nga xam ne tey moo am nomination bi jël yoonu boppam parce que man jàpp naa ne Mayacine yoon bi mu awoon mooy yoonu dëgg parce que man moom laa àndaloon donte la maa ngi nekkoon IRM ànd ak Aline Badara mais dama ne leen Mayacine comme mooy maire ñun ñëpp dañu war a ranger wu ci ginnaaw mu yor comité électoral dëkk bi au lieu que ñu koy jéem a xeex mais ñii aw ni ñi aw ne mais dem nañ ba ci biir ñu xaw a ne juboo nañ président ñëw fa jour bi président di ñëw ñu toog waxtaan mais loolu nekkul moo tax ñun man ma jël samay engagement bopp ne man damay nekk candidat ci élection yi di ñëw conseil département ak commune yëpp damay dem samp sama ndënd comme ñoom mag ñi nga xam ne ñoo yor ay responsabilité gëmuñ seen bopp pour liggéeyal askan wi ñun ñi nekk ay ndaw ñu dem pour liggéeyal askan wi. mbaa xam nga ni parrainage bi mi ngi fi. amul problème. mbaa xam nga ni muy département bi muy commune bi bu ci nekk 5 millions la. amul problème. ñun am nañ ay leader yor nga 10 millions. yow non am nañ lu ëpp loolu xam nga président de la république sax yaakaar la laajee woon réew mi mais bi muy laaj réew mi li mu ko doon laajee nekkul ci poosam yéene la amoon ak yaakaar ñun tam am nañ yéene ba parce que am nañ ay leader. ndax ku mel ni Aline Badara li tey boo ànd ak moom waroo ragal ndax lu mu am ci ay moyens askan wi jaral na ko
ku mel ni tey nga xam ne mooy sama jëwrin au niveau national muy Aly Ngouille Ndiaye jàpp naa ne lépp lu ma ko wax pour demal sam bopp dina ma si jàppale kon moo tax man ragal waruma li ma war mooy engagé wu pour jàppale département Koungheul pour Mamadou Kane ci affaire terre bi Thiaroye dafa am lu sama xel dem te Seynabou Seck Ferrailleur daf koy faral di wax moom moo di nii état bu Sénégal fàlle wuñu Thiaroye ma ne ko loolu moom dëgg la moom. waaw mais est-ce que du waa Thiaroye ñoo def lu tax état bi faalewu leen parce que dañuy gis du ma tudd tur mais am na ñoo xamante ni dama leen invité ñu ñëw toog ci plateau bi wax ne nangam am ñenn ñu rocceeku jaaraat ci suuf woo ma téléphone ni ma ñii li ñuy wax yabaluñ leen ñii nangam dañu bëgg a yàqal ñun nañu bàyyi dinañu fay est-ce que loolu itam taxul. parce que affaire yi dafa am ñoo xamante ni ci biir maanaam su fekkoonte ni ñun ñëpp dañoo ànd di xàccandoo di dóorandoo ba tey affaire yi mokk na waaye affaire yi tax mokk da ngay ñëw ñu ni léegi nañuy dem manifester wu am ñu rocceeku woote daal ni gars yi ñu ngi waaj a manifester su ko defee yow da ngay jékki-jékki rek nga gis leen ñu en ñu ñëw taxaw daal ñu ne da ngeen di waaj a manifester su loo xam ñu ko wax waaye ñun ñi nga xamante nii ñoo nekk ci biir camp bi sunu doole ak sunu force yëpp dinañ ko wane ci fan yii. sunu doole ak sunu dañuy manifester wu. ñu ak dinañ dem ci préfet ñaan ko autorisation suñu mayee dinañ manifester wu parce que déclaration rek ngay def foofu ni ko da ngay def manifestation bërëb sangam la ñuy dem suñu joxee autorisation nañ dem suñu joxut autorisation nañ dem. parce que fi mu toll li ñuy dund ñun ñoo ko xam. parce que mbaa yéen bu ngeen joxe autorisation di ngeen dem bu ñu leen joxul di ngeen dem. waaw di ngeen dem mbaa yéen a ngi sóor ndox yu tàng yi. mbaa yéen a ngi sóor liif yi. mbaa yéen a ngi sóor matraque courant yooyu yëpp mbaa yéen a ngi koy sóor. parce que li ñuy nekkee moo gën a tàng loolu lépp li ñu nekkee ci. mais li ngeen nekkee quelque part est-ce que du yéen a ko teg seen bopp. nan lañ koy tegee suma nguur gi. waaw mais non yéen mën ngeen ñëw rek benn boo xamante ne da nga naan man def naa fi 15 ans te 15 ans mi ngi fay def amu benn këyit boo xamante ne am nga ko demuloo ci maire demuloo fenn da nga ñëw gis jamono yi nu mu demee woon rek nga jël daal di teg. am na ñuy këyit ndax de avant 96 am na ci marché yu bari yoo nga xamante ne lu yàlla xam doy na. am na ñuy këyit de. fan ngeen jëlee këyit këyit yi ñuy yor nii. non këyit yi këyit APEX la non këyit yi moom fiche de confirmation de recensement rek lii du dara lii moom du dara lii moom yéen dañ leen a nax rek lii du këyitub dara. waaw ñun la suñuy këyit lañ jël jox ñu lii. waaw lii du këyitub dara nag dañ leen a nax. waaw kon waa APEX léegi këyit bi amul benn valeur juridique boo xamante ne am na ci. waa APEX kon ñooy naxaat parce que ñooy ñëw soo yoree sa këyitu place ñoo lay woo ba nga ñëw ñu laaj la këyitu place bi nga joxe sa këyit ñu enregistré la jox la këyit bii parce que ñoom ñoo ñuy jox këyit képp ku ñun ñëpp kenn ku ne yor na sa këyitu place waaye bi nga demee APEX la ana këyitu place bi tabax la wala seng nga ne ko tabax la mu bind la recensé def yëpp daal lay jox këyit bii ñu la toogal fii ak nangam jour nañ la woo fay la waa APEX jëm boppam ñoo ñu jox këyit yi. ah en tout cas daal li ma la mën a wax daal mooy su ma ko wanee Cheikh dina xam ne këyit bi amul benn valeur juridique. kon de amul dara luñ ci bind. kon de jaaree la fa nekk yëpp. non amul benn valeur juridique. moom nag waa APEX day ñu ko wax. même këyit yi la lay jox waaw nax nañ leen nag ba ndax këyit yi amul benn valeur juridique. këyit yi la ñu ngi wax APEX moo ñu ko jox. amul benn valeur juridique kay laal wax li ma la wax du dañ li ma la wax du dañ mais Cheikh est-ce que à ce rythme sénégalais bi du nekk éternel retardataire muy yéen seen oto yi ngeen di jooy ñu leen jël di leen sànni jam ñaajoo muy politiciens yi nga xamante ne dañuy tardeel askan wi muy ñi nga xamante ne dañ leen war a fay mais di leen sëlëm rek. xam nga monsieur Ndiaye Afrique président maa ngi ko dégg mu naan il faut ñu changer jikko yi mais loolu du yomb de parce que soit lii loolu duñ ko ñaan yàlla sax lii tax mu am fi ne nii jamono ji parce que Rwanda soo gisee mu mënoon nekk parce que ku wax rek danaan Rwanda dañu amoon guerre civile le pays est devenu à plat il fallait recommencer par zéro fii ñu ñaanu yàlla mu am guerre civile pour ñu mun a reprendre à zéro tabaxaat jikko yi y a deux choses ñu mënu leen parce que ça fait quasi plus de 100 ans les gens vivent ensemble te tamit charité bien ordonnée commence par soi-même gis nga ñi ci kaw bis bu ñu jubee ñi ci suuf dañuy jub loolu su ma wax la en France ñi mewuloo ngay déglu fa yenn détournement yi te tamit loo ak koo munti doon yaa ngi dégg Sarkozy yaa ngi dégg aussi Jacques Chirac ak koo munti doon tôt ou tard tu seras rattrapé par la justice loolu bokk na ci ak ñoom parce que aucune démocratie n'est parfaite même en France am na ay brebis galeuses yoo xam ni
des fois dañuy def yoo xam ne yu defuwul la mais tôt ou tard rek dañ leen di jàpp léegi nag ñoom li ñuy wax ni citoyen bi nii gis nga bu fekkoon ñi ci kaw peut-être du ñëpp dañoo arrêté détournement yi arrêté yenn surfacturation yi arrêté yenn yi quoi pour ne pas citer da ngay gis ñi ci suuf dañuy jubal mais tant que ñi ci kaw jubuñ ñi ci suuf duñ mun a jub. mais est-ce que yéen du seen problème du ñi ci kaw ñoo salfaañe affaire yi moo tax yéen mu métti trop ci yéen. mun nañ wax loolu parce que xaw ma looy woowee salfaañe affaire yi ak ñi ci kaw boobu. parce que non mooy comme yow li nga expliqué rek wax ni surfacturation wala nangam bu ñu ko bàyyee bon naka lañ Bolloré bi ñu jox port bi ci yan am nañ ko joxee. ainsi de suite ne ko trans ak yeneen ak yooyu ci ay jamono coow loolu déggoon nañu ko fii coowal port bu Dakar est-ce que nekkul moom la ñu war a njëkk a lijjanti ba noppi soog a lijjanti leneen ak leneen parce que li xew lépp fa lay xewee xam nga mooy li ñu doon wax sànq rek li xew effectivement je vous le concède maanaam Bolloré bu ñemee ñëw joxe pot de vin c'est parce que Afrique la mais mënul dugg benn portu France ak port bu mu munti doon muy Dunkerque muy Havre fu mu munti dem ci France di xalaat sax naan day joxe pot de vin wala dafa am ku muy gis di la jox dessous de table mooy li ma la wax rek au préalable nasaraan si wala les puissances étrangères pour ne pas citer suñ ñemee def yenn yi rek suñu dirigeants yi la ñun aussi vraiment ni suñu taxawaay des na muy population bi muy gouvernement bi mais population bi même su jógoon ni dafay faj leen te gouvernement bi àndu ci du mun a nekk parce que nous avons un gouvernement un président de la République un gouvernement entier pour ne citer que cela tey bu nekkoon président dafa xëy parce que keroog maa ngi dégg am ku koy wax ni léegi setal bi maa ciy jiitu ne serait-ce que mu symbolique rek mu téye rato ñi gis ko rek ñi dañuy sawar da ngay gis sax quartier yi ñoom seen bopp ñooy en comité. mais loolu nee nañu am na ñoo xamante ni d'après gëstu yi ñu def wax nañu ni dafa am benn multinationale bu nar a ñëw nar fay jëlee marchand ambulant yi nar fi jëlee ñëpp ndax moom lépp lay jaay moo tax ñu bëgg a doxalee noonu xaw ma ndagam dëgg la am déet. waaw loolu de suñ ko defee moom def lu ñaaw parce que gis nga. parce que Auchan bi mu fiy ñëw marchand ambulant am na ñu bari dañ leen tongal de ñu daw dem. waaw Auchan lépp lay jaay. waaw Auchan lépp lay jaay. mais kii di ñëw itam deuxième puissance mondiale la. waaw en matière de commerce Carrefour. waaw lépp lay jaay. ñoom ñëpp nag dañoo fay mbuusu ndox sax boo bëggee mu jaay la. dañoo fayir fële. ou bien boog ñu ngi en voie de faillite moo tax ñuy daw xam ni léegi capital bi fii la ils s'en profitent de l'occasion avec l'avènement du pétrole. pétrole bi fi war a génn. ñu xam ni fii nii am na avenir. léegi ñu bëgg a ñëw bénéficier ci économie boobu. léegi nag loolu mooy li ma la waxoon rek. su nekkoon suñu gouvernement bi dañu ñëw dooleel ñi fi nekk sama tey maa ngi ñëw lu mu néew au moins am naa 4 employés mu néew ko bari 4 employés ñii ay kenn ki daanaka am na 70 ans pas la ainsi de suite ak ñeneen yaa ngi dégg parce que chaîne la léegi bu fekkee yow yaa ngi gën di néewal doole say doomu réew di gën di jox doole puissance étrangère bi dëkk bi day gën a metti. day gën a metti voilà. day gën a metti ah. jaajëf ñu ngi lay gërëm di la sant sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy ñu dimbali ñu fay ñu suñuy sec. sec yi nañ ñu ko jox. à chaque fois xam nga sànq bi ngay commencé nee na Sall nee na fay nañu fayuñ ñu. kayit yaa ngi nii kayit yaa ngi fayuñ ñu benn dërëm nañ ñu fay suñu xaalis. mën nañu fay borom kër yi te borom cantine yi ñu bañ leen a fay aussi. borom cantine moo yor kër. parce que yow soo xëyee doo toog sa kër di liggéey da ngay dem sa place nga liggéey yóbbu ca kër ga yow soo fayee kër ga bàyyi cantine amul sens parce que li ñu la fay da ngay lekk mu jeex yow su fekkente ne ñu fay borom cantine bi liggéey kay di yóbbu ci kër ga moo gën. sa kàddu gu mujj Cheikh. waaw man de sama kàddu gu mujj moo nekkoon di wax les dirigeants de ce pays là ñu jéem a gersuwaat askan wi te dimbale doomi réew mi parce que soo gisee. moodu yu bëri hostile au gouvernement parce que li ñuy dund fee moom lañ bëgg mu am fii maanaam démocratie bi am fee jaarale yoon bi am fee moom lañ bëgg mu am fii donc bu fekkee nag dañuy daw ba sonn ñi ñuy noot fee ñëwaat di ñu noot fii si suñu réew day xaw a metti te bu ñu sañoon vraiment taxe aéroportuaire yeeg yu bëree bëri ñu teg ko ci yoon waxuñ ñu defal ñu ay faveur on ne demande pas de faveur mais quand même ñu teg affaire bi parce que mënoo jël oto nit yóbbu ko jam ñaajo te dépassé wul délai bi moom mu dem fay ay frais supplémentaires yoo xam ne moom moo waroon a dellusiwaat oto bi biir port même bu dee conteneur aussi idem nga ñëwaat di ko teg yenn yoo xam ne kon yow da nga jàpp ne Bolloré daal dañ ko bàyyi muy def lu ko neex. vraiment Bolloré moom passé na di def lu ko neex sax parce que unilatéralement dañuy xëy Dakar terminal
yokku sans rien du tout dañuy tëb rek maanaam tey foo daan fay 60 000 je vous donne un exemple dañuy xëy ni la 65 000 ngay fay wala 80 000 ngay fay temps yi de façon régulière xanaa kay dina am moment boo xam ne courbe bi war naa wàcc mais toujours courbe bi day yéeg. loolu moom sañu ko def ci France ba mu dëkk. ok am na benn investigation boo xamante ne commencé woon nañu ko ci port bu Dakar. bon demoon na ba ci biir am na ci yenn ci ay jafe-jafe yoo nga xamante ni amoon na ci comme bugguma woon tooñ. moo tax am na këyit bu ñu ma doon laaj boo nga xamante ni ministre de la pêche et de l'économie maritime moo ma ko waroon a jox ci jamono yooyu. mi ngi nekkoon. kii di Omar Gueye waaye Aminata Mbengue Ndiaye comme suma yaay la yaakaar naa ni dina gaaw insha allahu rabbi ndax Aminata Mbengue am na lu bari loo xamante ni lii nañu man ak moom lii may wax ni Omar Diallo doon na ci seede Assane Fall doon na ci seede am na ci ñeneen ñoo xamante ni itam doon nañ ci seede ci wal fajri insha allahu rabbi loolu dinañ ci gën a gëstu ba mu gën a leer ñu xam ana kan mooy kan Malick sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy di fàttali président de la république rek ne ko na bàyyi xel Alioune Badara Ly ak ñu mu àndal demandé wuñ dara mais nañu bàyyi xel soo ñu parce que département Koungheul ñoo fay promoteur social kon war nañu mën a jàppale ndax moo woote woon année sociale loolu lañ koy dénk di ko wax ne ko quinquennat bu mujj bi ñetti point moo ci am importance ci sama xalaat mooy mu jàppale ñi nga xamante ne ay opérateur économique lañ di indi ci réew mi ak santé bi ak ndaw ñi loolu bu ko defee jàpp naa ne réew mi dina développé wu mais loolu bu développé wu réew mi du développé wu. kon loolu laa koy dénk. di wax na leen candidat la commune Fathieckene candidat la conseil départemental. maay sa directeur de campagne. waaw baal ma rek maa ngi woo le ministre des affaires étrangères parce que bëri naa ci morom te xam naa ñeneen te li may wax nii day dimbale population bi am na moodu yu bëri tey parce que man bokk naa ak avion Sori Kaba waxtaan nañ mais soo ñëwee Dakar boo leen di woo on dirait que tey am na ñoo xam ne nag. amuñ habitude di topp ci gannaaw nit Mansour Faye j'ai sa carte de visite son numéro de téléphone mais loolu yëpp li ma leen doon wooye nag pour tegal leen benn politique boo xam ne pas man pour man moi je me démerde de mon côté mais teg politique boo xam ne au moins moodu ku nekk muy créer ay ambassadeurs yoo xam ne dañuy tirer par exemple li nga xam ne nasaraan soxla muy fonds muy machine hôpitaux yi ak yeneen par exemple man may nañ ma ay livres yu bëri je gère une association je suis le président d'une association Art des enfants donc ni ma koy defee keneen di ko defee am na Amadou Ba nu mu utiliser moodu yi ñu bari mun nañ fi indi ay dons yoo xam ne day jariñ hôpitaux yi nekk ci àll bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci terre bi. waaw mais on ne peut pas régler le problème des Sénégalais de l'extérieur tout en restant à Dakar mënul nekk. ça c'est clair loolu la yàgg wax moo tax ma ne la direction des Sénégalais de l'extérieur n'a pas sa raison d'être. ça je vous l'admets. xam nga je vous l'admets yàgg naa ko su ma waxee ñu ne benn nit laa singili wu ma nit parce que damaa xam immigration bu baax a baax am naa doom bu am 17 ans boo nga xamante ni ma nga Europe xam naa immigration bu baax a baax gisoo pilote yi nga xamante ni Ngone Ndoye waxoon na ko fi ci ay jamono te jamonoy Sada Ndiaye aussi tamit waxoon nañu ko avant Ngone Ndoye je pense que ni guichet pilote yooyu bu ñu ko doon def kon ba léegi problème yi réglé wu na bu yàgg mais mbiru Sénégalais de l'extérieur yi man dama jàpp ni kaañ la boo nga xamante ni ku ci nekk day ñëw rek di muucu. effectivement loolu laa jàpp. vous avez parfaitement raison. voilà ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon seen émission li ci réew mi sur la chaîne leader waa ak yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci li ñu yombalal seen makkaan ñu fiy amal lii di émission bi saa su nekk Papis Bodian ak kii di Omar Diallo ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax ñoo nekkoon ci caméra yi nekkoon ci réalisation bi nekkoon ci son bi ndax sunu xarit Maba Diakhou dafa nekk ci biir di maanaam ci ab congé ñu di ko ñaanal congé jàmm di ko ñaanal itam mu aayoon nen bu baax a baax Maba Diakhou ba jàmm ak jàmm ba beneen yoon seen émission li ci réew mi sur la chaîne leader Sen TV.